بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين أم يقولون افتراه بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما. Au fur et à mesure nit ñi di ñëw ci coobare suñ borom waaye balaa ñuy tàmbali dañ bëgg a def ñaan imam doxal nga def ñaan. Allahumma rabbana atina min ladunka rahma wa hayyi lana min amrina hadha rashada wa ahsin aqibatana wa ajirna min khizyi dunya wa bala'i al-akhirah wa nas'aluka khayra al-mas'alati wa khayra ad-du'a'i wa khayra an-najah wa khayra al-'ilmi wa khayra al-'amali wa khayra ath-thawabi wa khayra al-hayati wa khayra al-mamat wa nas'aluka fawatiha al-khayri wa khawatimahu wa jawami'ahu wa awwalahu wa akhirahu wa zahirahu wa batinahu wa darajati al-'ula min al-janna bi rahmatika ya rabbal alamin wa ya arhamar rahimin bi haqqi allahumma salli ala sayyidina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman kathira subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahu khayran. Amin ya rabbal alamin. Kan mooy njëkk ci yéen ñaar yow wala ñu yaa njëkkee ma xool. asalaamaaleykum bokki jullit yi ñu ngi sant yàlla subhanahu wa taala di julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di sant yàlla mi ñu may ñu teewaat fii ci barab bi tedd bii ngir waxtaan ci benn thème boo xam ni dañ ñu ko jagleel ca thème boobu nekk itam thème bu am solo. Les anciens de la mosquée inachevée thème bi c'est révélation sur le potentiel intellectuel des musulmans en général et hommes musulmans en général et hommes sciences de l'islam et hommes de sciences de l'islam en particulier à travers la richesse des thèmes traités. Thème boobu professeur Momar Kane docteur moo koy traité. Am na beneen thème méthode à mettre en œuvre pour la mise en application du potentiel intellectuel musulman afin de prendre en charge les problèmes de notre société, le plan d'action. Thème boobu al imam Assane Seck moo koy traité. Introduction bi ma bëgg a def ci thème bi balaa may jox mbokk yi mooy ñi doon choisir thème bi am naa yaakaar ne bokk na ci li tax ñu tànn ko mooy ñu fàttali nit ñi tuuti li nga xamante ni bii moo daan am fii ci barab bi tudd mosquée inachevée ak solo liggéey bi ñu fi daan def ak jeexital bi liggéey boobu am ci nekkinu jullit yi ak ci lislaam fii ci Sénégal. Barab bi bu ma leen nii tey du nekk lu dul fierté. Du nekk loo xamante ni bii dañ koy mettitlu ndax nit ñi ñëwuñu walla dañuy jàpp ni barab bi léegi daa ñàkk solo
moo tax mu demee nii warul nekk loolu surtout pour ñun ñi nga xamante ni bii yàlla moo dogal ba muy tàmbali daanaka ñu ngi fi woon xam ni mu demee woon bu dee ci wàllu infrastructure barab bi ku fi daan ñëw fi jamono jiñ toll di nga gis ay soppeeku ndax bi mu fi daan def conférence yi lii amu fi woon lii itam amu fi woon te lenn lu nekk ci ñaar yi ma lim lu am solo la ci wàllu liggéey bi lële ab école la boo xamante ni bii préscolaire la commencé ba brevet préscolaire ba brevet xale bi boo amee ñetti at mën nañu ko jël mu nekk fi di jàng ba kere muy am brevet programme bi mu fi jàng itam programme bu am solo la ndax à côté du programme public bu ngeen gisee bâtiment yi ni mel rek ngeen xam ne ay bâtiment yu yàgg la américains yi ci lu ñu jàpp ak li ñu wax ñoo ko fi tabaxoon ci booru guerre deuxième guerre mondiale mooy boobu ñu participer fii dañ defoon amoon nañ fi base boo xamante ni bii fii lañ dëkkaloon seen militaires yi amoon na sax benn canon bu nekkoon fële man fekk naa ko fi après ci lañ ko dindi gannaaw loolu ñu jox ko ASECNA bi nga xamante ni bii moom la dénkoon gestion aéroport bi ak yeneen réew yoo xamante ni bii ay réewu Afrique la mu tudd ASECNA ñu ngi ko créé 1959 ci la ASECNA am donc depuis booba ba léegi ci la cité bi nekk cité boo xam ni ASECNA moo ko moom di fi dëkkal ay cadre am yiy liggéey fii ci aéroport bi cadre yooyu nag ba ñuy soog a tàmbali lu ci ëpp ay tubaab la noonu ay français waaw loolu lu ñu mën a dégg la ndax xam-xamu liggéey ci aéroport tasul woon noonu lool ci réewu nit ñu ñuul ñi waaw kon ñi ko yoroon ay tubaab la ñun bi ñuy ñëw fii ay tubaab lañ fi fekk ci kër yu bari fii ay tubaab ñoo fi dëkkoon waaye yàlla dogal itam ci cadre yooyu mu am ci ñoo nga xamante ni bii l'islam daf leen a ñoroon situation bi nekkoon fii ak ambiance bi ëpp leen woon doole ba ñu fàtte seen diine bi ñu fi dëkkee bokk na ci li njëkk a xalaat mooy wut ku ñuy jàngal diine boobu tabax bi amagul enfin loolu peut-être ay 74 75 la woon nga xam ne daje yooyu ñu daan def ñu ngi ko daan def ci seen kër yi muy alxaaj du Njaay nekkoon na fi alxasan ñang dud ñang ñooñu mooy ci mag ñi bu dee ci ñi tolloog Cheikh Ousmane Tall mi ak Mamadou Dieye alxaaji Rawane Diop Alamdu Seck ak ñeneen ñoo nga xamante ni bii ñu ngi ci mais daal ñi ma lim nii bokk nañ ci ñi gënoon a fés kuréel boobu alxaaj du Njaay moo ko jiite woon ñan lan daan woo alxaaj Moxtaar Jeng bokk na ci yàlla na ko yàlla yërëm muy ñëw di leen jàngal am na ñeneen ñoo xam ne daan nañ fi ñëw di jàngale mujj gi loolu ñu doon def ci kër yi ñoom ñu xalaat indi ko ci barab bi nga xam ne barab bu yaatu la woon ci la xalaatu tabax juma ñëw ñii ma lim nag ñu ëpp ci ñoom France lañ doon jànge ñeneen ñi jànge Sénégal gi ak ñu jànge Niamey ak ñu jànge Maroc wala Tunisie jànge France googu ñu jànge France itam wax dëgg yàlla ban fa nekkee ràññeeku woon nan ci ay étudiants yoo xam ne day toppatoo lislaam bi ñu ñibbisee ñu continuer loolu mooy ñoom alaaj du Njaay ñi ak Alassane Niang
kon xalaatu tabax juma ñëw fii damay gàttal rek ba ñu defar plan ba commencé di tabax wax dëgg yàlla fii boobu melul nii dafa lëndëmoon yépp bari ay garab waaw yépp léegi désert la de mais bu njëkk dafa lëndëm waaw bari ay garab léegi bi bâtiment bi commencé jóg mu coïncider ak volonté nit ñi pour ñu wàññi garab yi ko wër filao yi fi nekkoon bi ñu ko daggee ci la fi Senghor mi nekkoon président ca jamono jooju jaar comme fii dafa wéetoon ca bariwul ay bâtiment bi dafa fés mu laaj lan la ñun ko jàkka la waaw foofa la jafe-jafe yi commencé ndax pour moom ci li ñu nettali jàppul woon ni réew mu mel ni Sénégal nga xam ni réew mu layig la boo ñëwee rek dugg ci Sénégal li ngay njëkk a gis nekk jàkka mu daldi indi ay jafe-jafe daal ban arrêté liggéey bi ñu arrêté liggéey bi bi mu demee noonu itam yàlla jàppale ñi nga xam ni ñoo tàmbale woon liggéey bi ba def ci seen xol bëgg-bëggu mottali ko ak li Senghor jamono jooju doon bari doole yépp ñoom gisuñu woon doole Senghor liñ gisoon mooy seen bëgg-bëgg bu ñu mottalee liggéey bi nga xam ni yàlla subhanahu wa taala moo taxoon ñu koy def niki noonu ci lan sole seenu dàll képp kuy kilifa fii ci réew mi ca jamono jooja ñu dem seeti la xalif généraux yépp lan dem seeti ak yeneen kilifa yi fi nekkoon ca seen baat dëgëroon ci wàllu diine ku mel ni alxaaji Jili Mbay ñoom ñëpp yàlla na leen yàlla yërëm yóbbu leen àjjana yi gën a kawe bref yëf yi yombul woon ndax pour Senghor dellu gannaaw yombul woon ba mujj foofu la mosquée inachevée tur bi jóge tur bi jógee parce que ci seen biir waxtaan après lan ma wax sax ni kàddu gi ma ngi jóge ci docteur Daouda Diouf ñooñu dëkkuñu woon ci cité bi dëkkuñu woon ASECNA feneen lan dëkkoon mais ñoom dañu xamante woon ak ñoom Alhaji Doudou Ndiaye ñii ak ñoom Alassane bañ nekkee France di jàng dañu xamante woon ak ñoom ñu bokkoon itam bëgg-bëgg ci wàllu diine bi ñëwee fii ñu continuer ko donc ñoom dañ fi daan ñëw bien que dëkku ñëw ci cité bi dañ fi daan ñëw pour fekkee jàng yooyu kii daan jànge ba mujj ñoom ñu nekk benn muy docteur Daouda Diouf docteur Pape Camara ak Daouda Diop waaw Daouda Ñaan ak def naa professeur bi santoon Thiam Tar Thiam ak ñeneen ñoo nga xamante ni bii ñu ngi fi nekkoon di jàpp ci liggéey bi waaye ñii ma lim moom surtout docteur Daouda Diop ak docteur Daouda Diouf ñoom ay partie intégrante lan woon ci mbooloo mi fi nekkoon waaw dafa mel ni fi leen dëkkoon ak Daouda Ñaan voilà ci loolu lan sosee association culturelle musulmane de l'aéroport après boobu giri am na fi plus tard ay 84 série am lenn lu ci nekk nag am na histoire bu tax nga am waaye li ma bëgg a wax rek mooy Senghor mujj na dellu gannaaw te ni mu delloo gannaaw itam ci la ñuy xam ne yàlla dugal na loxoom ci mbir mi ndax architecte bi yoroon jàkka ji ca doon jàpp ci ñu taxawal ko moom ASECNA la nekkoon ci ab tubaab la woon d'après li ma nettali parce que man fekkewuma ko moom moo ni mais pourquoi yéen ñu leen di tere ngeen tabax jàkk fii alors que boo demee ci beneen côté ab église ma nga fa ab tubaab pourquoi ñu leen di tere ngeen tabax jàkk fii alors que boo demee ci beneen côté bi ab église ma nga fa parce que église bi dafa làkkutu kenn gisu ko waaw xam
loolu moom argument la boo xam ne kenn mënu ki dara. yàlla ko wax. waaw loolu moom xel deetu nangu ngay continuer di tere fii ak nu mën di demee waaw donc foofu la situation bi décanté ba ñu continuer liggéey bi ci kàttanu yàlla subhanahu wa taala ak ci seen njàmbaar yàlla leen dimbali waaw ci diggante bi nag soleil daana annonce ndaw yooyu muy def yu ci bare bari daanañ ci bind mosquée inachevée loolu bokk nañ tax mu siiw léegi nag liggéey ba commencé liggéey bi moo doon indi lu bees fii ci Sénégal ci wàllu daawa te mooy ay nit ñoo nga xam ni ay cadre lan de haut intellectuel ci wàllu niveau français ak ñoo xamante ni bi ay cadre lan de hauts intellectuels ci wàllu arabe ñu daje pour boole seen xam-xam ak seen man-man pour participer ci daawa bi loolu bu amoon itam ci ni mu yaatoo ci aéroport fii la commencé daanaka donc ci la conférence yi mosquée inachevée yi commencé ñu koy def ramadan bu nekk ñu koy def en tout cas man maa ngi ñibbisi 1980 laa jóge Maroc ñëw fii te bi ma ñëwee fekk naa conférence yi di am waaw bi ma ñëwee fekk naa conférence yi di am fekk naa itam ñuy julli ci jàkk ji commencé gu fi woon nag julli àjjuma bi ñuy julli àjjuma fi la ma fekk mais daana fi julli waxtu yu juróom conférence yi di am conférence yooyu nag moo tax ñu xam mosquée inachevée parce que comme ni ma ko waxee ñi doon toppatoo conseil ay cadre lan ñu xam islam lan ñu xam ne l'islam yemul ci julli ak woor ak sàkk sarax waaye l'islam projet de société la boo xamante ni bii ba mu tàmbalee ba jamono jii fu mu nekk dafa réussir defar ko ñooñu gëm ni àdduna bi mënul defaru lu dul ci l'islam ñu bëgg woon jullit yi loolu waaw di fi traité ay thèmes yoo xam ni day wax ci wàllu économie lu kenn xamul woon ñu xamul woon di fi traité ay thèmes yoo xam ni day wax ci wàllu yépp daal waaw nag fii thème bu ci nekk traité nañ ko fi n'est-ce pas nit ñi dañ daan jóge fu nekk ci Sénégal di ñëw fii dañ daan jóge Ziguinchor Tamba fu gën a sori daan nañ ñëw pour fekkee conférence mosquée inachevée yi fii ñu nekk la bâche bi daan commencé bâche dañ daan bâche jamono jooju boobu lii amu fi bâche bi daana dem ba ca mur ba la bâche bi daan dem te da daan fees dell bon yi ci des mën naa mbokk yi dinañ ci ñëw ma gàtt da daan fees dell te booba moyen de transport yi ñu ñëpp taxuloon mu demee nii donc amoon na aussi détermination jamono jooju ci sénégalais yi pour ñuy ñëw fii pour déglu thèmes yi léegi ñun génération lan boo xamante ni bii ñu ngi rattrapé liggéey bi vers les années 83 n'est-ce pas di leen créé le collectif des associations islamiques du Sénégal 83-84 depuis boobu nag collectif bi macha allah ba tey jamono ji moom moo yor liggéey bi waaw gis ngeen kii bi ci nekk logo bi ci nekk ñoom dañ ko garder pour mu nekk un truc historique collectif des associations islamiques du Sénégal bi may ñëw léegi Alxaaji Rawaat Diop wax na ak man ci téléphone mu ni yéeneem nekkoon na mu ñëw mais daa fekk mu programmé dem Ndar waaw mu metti du lool absence am fii liggéey boobu bokk na ci aussi li ko gënoon a màndargaal mooy rôle bi ci jigéen ñi daan joué waaw macha allah jigéen ñi itam seen taxawaay ci côté góor ñi nekkoon na taxawaay bu dëgër chaque année ci conférence bi daan na leen jagleel minimum un thème minimum
thème boobu ñoom ñoo ko daan jël en charge di wax ci les problèmes de la femme ci ay aspects yoo xamante ni bii kenn mësul soupçonné ni l'islam wax na ci domaine yooyu jëm ci wàllu jigéen waaw ndeysaan maam Jaara Ñang yaa Xadi Jóob aji Bint Njaay ma ngi fii moo nekkoon seen yaay ak soxna Umu Njaay ñoom ñaa leen daan encadré di leen jàppale Jeng Mariétu Jeng maam Jaara ak keneen ki mujj a ñëw récemment ci jóge woon Canada Aïcha voilà et d'autres voilà li ma bëgg a wax rek mooy macha allah yàlla dimbali woon nañu fii ba liggéey bi ci wàllu tëralin ak ci wàllu doxalin liggéey bu am solo la woon waaw liggéey bu am solo la woon amul kenn fii ci Sénégal koo xamante ni bii ca jamono jooju doon nañ la tudd ci lislaam ci wàllu xam-xam ca ñëwuloo def fii conférence maa ngi fàttali conférence yi gën a fés yi ñu fi njëkk a def Maodo Touré moo ko def doomu Serigne Hadi Touré ci thème franc-maçonnerie booba kenn xamul kuy franc-maçon kenn xamul waaw Maodo si aussi def na fi conférence Abdou Latif Guèye rahimahullah moom itam bokkoon na ci ñi doon xeex bu baax mbir moomu conférence bi mu defoon fii bu rëy public def naa c'était en 84 sëñ Abdoul Aziz ñëwoon na ak Thierno Mountaga fii ci suuf lan toogoon waaw naan ko waxal sëñ Abdoul Aziz si xalif général de Tidiane à l'époque ak Thierno Mountaga Tall xalif bu Cheikh Omar Foutiyou Tall ñu ngi fi woon pour wone rek barab bi macha allah ni mu meloon bokk na ci conférence yi fés yi fi daan def aussi mooy Serigne Abdoul Aziz Touré moom abonné la woon fii chaque année xaajarawaat ma mu koy fàttali léegi dañ daan def délégation bi ma ko waxee man ko jamono yooyu man maa nekkoon xale donc maa doon dawal donc ñu dem ba Fass Touré pour inviter ko mu ñëw fii ci conférence yi Ibrahima Khalil Lo am na fi ñoo xam ne sax fii lañ leen xame fii moo tax ñu xam leen dañ fi def conférence avec brillance mujj gi ci lañ jëlee tur Ibrahima Khalil Lo révélation mosquée inachevée la bon ak ñeneen mënuma fi toog di lim ñaata ñoo fi def conférence hein Mohamed Sanke Ahmed Lamine Niass Mokhtar Mbow Bamba Ndiaye yal na leen yàlla yërëm Barham Diop Barham Iba Der Thiam docteur Khadim Mbacké Aline Badara Ndaw kooku c'est récent kooku ci génération bi mujj bi la mais les hommes historiques mooy ñi nga xamante ni bii ñoom laa wax te mu nekkoon itam combat bu rëy parce que jamono jooju nit ñi xamuñu woon discours islam di aborder ay thèmes yooyu ca mbirum franc-maçonnerie lu làqatu woon la mais lu amoon doole Sénégal keroog bi ñuy def conférence bi fii ñaari bus ñoo doon ñëw aéroport P7 bi jaar Wakaam ak P8 bi jaar Yoff ñu arrêté ñaari bus yëpp pour nit ñi bañ a ñëw fii voilà bi nit ñi xamee ni dañ arrêté bus yi ñii fi nekkoon yor oto ñoo daan dem Patte d'Oie ak Yoff ñii dem Wakaam ñii indi nit ñi ci seeni oto ñii di dox am waaw voilà taxi bi di indi ba fii fees dell pour wane rek jàmbaar gi nit ñi nekkoon ci jamono jooju pour défendre l'islam waaw demoon nañ ba mosquée inachevée ak ni mu organisé wu tiital leen bu baax a baax ban jàppoon ni sax mën naa am république deuxième république islamique après l'Iran Sénégal lay nekk waaw lii yëpp dama koy wax pour rek ñu xam macha allah li may jeexale rek mooy pour bàyyi mbokk yi ñoom itam ñu wax surtout liñ ci fekkee ñoom mën nañ ko wax mieux que moi tribune bi mu commencé wàññeeku xaw na yàgg sax waaw parce que dafa mujj liñ fi doon def tas waaw
tas mosquée inachevée multiplié wu waaw ci wàllu décentralisation bi ñu ñoo ko njëkk a commencé ñoo ko njëkk a tàmbali ndax conférence yi ñu fi daan def tamxarit nga xam ni fii tamxarit koor gi ak tamxarit lañ daan def dafa mujj conférence tamxarit bi ñu jox ko waa Golfe Sud xam ni mosquée inachevée moo déplacé wu Golfe Sud pour ñu fay def les conférences tamxarit moom itam ci commencement bi da daan fees dell waaw mbokk yi nekk foofu daan ko toppatoo bu baax a baax voilà noonu Golfe Sud def itam après ñeneen def ko sans mosquée inachevée bu koor gi jotee ñu organiser ay thèmes di traiter même thème que conférence mosquée inachevée ñii nekk fii dem foofu di fa nekk aussi mu tas liggéey bi tas ba gën a tasaaroo waaw jamono ji ñu toll nag foo wëlbatiku conférence mi ngi am donc loolu mën nañ jàpp ni mosquée inachevée wax dëgg yàlla bu doon nit man yàlla dimbali na ko ba def na mission macha allah waaw léegi ñun bi ñu fi jógee itam yàlla moo dogal ñu jóge fi parce que fii ku fi nekk liggéey moo la fii teg boo retraité da ngay dem ñun ay logement de fonction la amoon fii bi ñu retraité dem nan waaw mais yàlla dimbali ñu bi ñuy dem itam yàlla dimbali ñu ba ay suñuy rakk suñuy jarbaat yoo xamante ni bi fi leen dëkk di liggéey fi ñu daan liggéeyee liggéey bi ñor leen ñu jël ko boobaak léegi bu ëpp fukki at di ko def itam ci anam bu rafet waaw di ko def ci anam bu rafet man dan ma naan léegi mag nga mën ngay bañ a ñoo may baal mais macha allah ñu ngi sant yàlla bu baax di leen ñaanal yàlla may leen wér ak fan bu gudd ba liggéey bi insha allah mu dem ba jur yeneen liggéey yu bari comme ni ñu ko defee waaw école am na fi lii suñu mébét mooy ñu yokk fi ba mu dem université insha allah yàlla mën noonu yàlla na ko yàlla defal waaw maa ngi gis ay kanam yoo xam ne gëj naa leen a gis bu baax a baax bay Guèye waaw ñu ngi nuyu ñëpp di leen ziar voilà ci loolu lay joxe kàddu gi docteur Momar Kane di jégalu nag ci li ma xaw a guddal ni tuuti su ma répété jégalu bu baax di la jox ngeen jégal parce que ñoo fi nekk doomam donc mun ma fee wax moom lu mu xamul waaw lu ci bari nag jaar na ci xanaa rek ñu sof ci yenn maxlumaat yi nga xam ne xëy na moom jotu ci àgg wala xóotalu ko waaw li mu wax moom noonu la c'est-à-dire mosquée inachevée barakallahu fiik barakallahu kan jërëjëf mosquée inachevée barab la boo xam ne li mu contribuer ci l'islam Sénégal ñu bari xamuñu ko même sax ñoo xam ne xëy na ñu ngi woon ci biir bokk ci ñu ko taxawu maanaam xamuñu dëgg rôle bi nga xam ne jàkk ji joué na ko ci l'islam ci réew mi moo tax li nga wax nii ci ne war nañu bind taarixam war nañu ko bind maa ngi ko doon waxtaan ak Ndoye léegi ak Imam Assane Seck mais ne du jaadu génération bi nga xam ne ñoom ñoo ko saytu woon dem te binduñu histoire jàkk ji jaaduwul ñun africain li ñu yàqal mooy civilisation de l'oralité la maanaam ñun wax moo ëpp ci li ñuy bind te loolu day tax xam-xam senn ba tax l'histoire se répète te histoire dafa war a avancer am na loo xam ne li xew na fii war nañ ko bind boo xam ne bi génération yenn yi ñëw dañ koy xool di ko jàngat di ci sukkandiku di avancer waaye waruñu ko répéter loolu nag il faut comme ni nga ko waxee léegi il faut am ñu ci taxaw ñu bind ko parce que histoire bu riche la leneen li ma bëgg wax mooy
am na yoo xam ne day xew ci réew mi day xew ci benn béréb boo ko bëggee comprendre il faut que nga yaatal gis-gis bi ci àddina lu ñuy wax def géopolitique dafa am solo parce que contexte bi nga xam ne ci la mosquée bi juddoo ba màgg ci contexte la boo xam ne bii boo xamul lu xewoon ci àddina bi léeg-léeg doo ko mën a comprendre ndax dafa dajeek jamono boo ne les années 70 dafa am yu bari yu ci xew ci àddina bi yoo xam ne dama ci cité rek la guerre de 1967 bi nga xam ne ci la Israël faagaagale maanaam armée égyptienne bi nga xam ne monde arabe yépp seen yaakaar ñu ngi ko tegoon ci Nasser ak l'Égypte doon nañ ci waxtaan léegi mais guerre de 67 mooy la guerre des 6 jours ci la Israël faagaagal complètement Égypte ba nga xam ne arab yi dañu mujjoon jaaxle torox xamatuñu lu ñuy def xamatu lu ñuy dem lu ñuy kii li tax nag loolu dëgg la boo ko gisee ci zaahir bi nii lu garaaw la mais l'islam la jëriñ lu tax lu mu jëriñee l'islam mooy ñi nga xam ne ñoo doon jàmmarloo ak Israël te boo nee Israël rek mën nga wax le monde occidental ñu ngi ko doon def ci cadre nationalisme maanaam wataniya maanaam gëm sa askan daanaka ci lañ doon xeex noonu mais échec bu 1967 boobu dafa jur ñu déplacer léegi curseur bi di ko def léegi xeexu l'islam c'est-à-dire ñu jóge ci nationalisme waaye ñu di ko xeex pour l'islam loolu moo indi frères musulmans yi mu am scission ay jamaatul islam yi génn ñoo rey Sadat waaye itam ci la Hamas bu Palestine ci la juddoo gannaaw bi nga xamee ne bi imam Yaasin créé na benn mouvement jamaatul islam ñu créé l'université aussi de nu mu ko tuddee sax l'université islamique de Gaza mu fondé benn centre bu ñu al mujamat al islami li ma bëgg wax daal mooy Palestine léegi ak Quds nga xam ne ay symbole la ci l'islam léegi ñi jàmmarloo jàmmarlootuñu sur le plan nationaliste mais dañu jàmmarloo sur le plan islamique te loolu dafa am jeexatil ci àddina bi parce que jullit ñi nga xam ne du ñu ay arab du ñuy palestinien waaye Quds seen mbir la ci la ñu commencé intéressé wu ci mbir moom loolu lu jar a bàyyi xel ci contexte international boobu 1969 ñu lakk ñu muy l'incendie d'Al-Aqsa ñu lakk Al-Aqsa mooy Jérusalem mosquée Jérusalem Aqsa ñu lakk ko jullit ñi loolu metti leen lool ñu daje Rabat créé l'OCI muy l'organisation de la conférence islamique une première organisation boo xam ne moo dajale jullit ñépp pour ñu faire face ak noon yi rawatina Israël jamono boobu aussi ci la première guerre Afghanistan am maanaam en 1979 Russie dugg Afghanistan jullit ñi xeex ak ñoom foofu dàq leen fa mooy victoire bu rëy ci jullit ñi ci l'islam ndax Afghanistan xëy na daf conférence du ñu ko may mais ci béréb yi am solo la ci l'islam pays musulman yu Asie yooyu dafa am rôle bu rëy bu ñuy joué ci l'islam boo xam ne bi dafa am retentissement ci àddina bi waaye bu ngeen seetloo ci la aussi Russie daanu l'Union soviétique ci la daanu l'Union soviétique bu ngeen fàttali ko dañ ko doon wax URSS Union des républiques socialistes soviétiques
ñu représenté lu ñuy wax le bloc de l'Est ñoom ñoo jàmmarloo woon ak monde capitaliste bi nga xam ne États-Unis ñoo ko jiite ñu tudde ko le bloc de l'Ouest léegi bi Afghanistan bi ñu Russie bi ñu leen gagné Afghanistan ci la seen régime daanu ak Gorbatchev URSS tas maanaam pays yi nga xam ne ñoo bokkoon ci URSS yépp lu ñuy wax démocratie populaire ay Pologne ay Tchécoslovaquie ay Roumanie Ukraine bii ngeen dégg tey ak yooyu détaché wu génn URSS dellu gannaaw alors léegi monde bi ñu wax ne monde bi léegi jàmmarloo amatul parce que ñi doon jàmmarloo mooy est ak ouest ñoom rek ñoo doon jàmmarloo léegi comme est daanu na léegi ouest rek fa def moo tax téere boobu Fukuyama bindoon wax ne léegi àddina bi amatul problème léegi benn gisin moo fi nekk mooy gisin boo xam ne bii capitaliste yi ñoo ko jiite Amérique jiite ko donc problème amatul mooy la fin de l'histoire mu ne histoire jeex na kon livre boobu siiwoon na trop ci gannaaw gi lañu gis ne ndeke loolu ñu doon jàmmaar la boobu ñu tudde ko bipolarisation du monde muy diggante l'est ak l'ouest dañu gis ne ndeke loolu du woon jàmmaarloo jàmmaarloo bi dëgg mi ngi door a commencé mooy monde matérialiste boo xam ne bi dafa boole l'est ak l'ouest monde boobu léegi ki nga xam ni moo jàkkaarloog moom tey def ko problème mooy l'islam moo am lu ñuy wax une nouvelle bipolarisation beneen jàmmaarloo bu bees boo xam ne bi léegi c'est le monde occidental athée capitaliste matérialiste ak monde musulman ci contexte boobu laay wax contexte 1979 ci la amee benn événement bu retentissant boo xam ne bi aussi bàyyiwuñ ci xel mooy la révolution iranienne en 1979 mu ñëw contester l'hégémonie américaine mu def problème mu bouleverser ordre mondial parce que révolution iranienne bi mu ñëwee dafa won jullit ñi ne leen mën ngeen a fippu ci toroxal bi ñu leen di toroxal mën ngeen ci fippu donte ki ngeen di jàkkaarloo moo ëpp puissance ci monde ñu imam Khomeini di wax la gharbiya wala sharqiya c'est-à-dire léegi l'est et l'ouest boo def seen monde musulman yépp diggante années 60 ba 70 daanaka boo nekkul derrière l'est yaa ngi derrière l'ouest réew yépp nag léegi moom xam wax leen ne leen léegi amatul l'est wala l'ouest léegi l'islam moo fi nekk mun a jullit ñépp léegi nañu bàyyi l'est ak l'ouest ñëw topp l'islam ci contexte boobu la yu bari xewee ci àddina bi lu jar a bàyyi xel la alors loolu mu jur dafa jur jullit ñi delluwaat ci gisunu l'islam bi nga xam ne noonu la ko alxuraan indi yonent bi jàngalee ko noonu l'islam dox ci loolu ay siècle mooy shumuliya mooy l'islam global diina joo xam ne ji lépp lay toppatoo lépp la yittewoo loolu mooy dimension politique di dimension économique di dimension culturelle di dimension sociale maa faratna fil kitab min shay bi yàlla wax jullit ñi commencé gëm loolu bu ngeen seetloo gis nga monde arabe ba ci Sénégal gii bari na ay jullit yoo xam ne yi yu ci bari yi ci gënoon a siiw ay marxiste la ñu woon mais bi loolu xewee ñu ci bari dañu commencé dellu si ci l'islam dem rek maa ngi benn waay bu nekkoon ci mouvement de gauche yi ci jàkk ji muy waxtaan ak man ne ma man day man kii laa woon marxiste laa woon boo xam ne bii gëmu woon dara matériel bi dialectique laa doon ak matériel historique waaw mu waxtaan ak benn jullit daal bi mu demee ba xaw a kii daal mu waxtaan ak bi jullit mu ne ko boo tuubee te mu sell ci yow rek yàlla jéggal ma ne ko loolu mu wax dëgg la maanaam
beaucoup de musulmans yoo xam ne yi dañu nekkoon ci idéologie yooyu dañoo commencé ci jamono boobu dañu dellu soit ci l'islam boo demoon ci monde arabe sax ngay gën a yéemu loolu ci contexte boobu la yu bare amee fii de yooyu lu jara bàyyi xel la alors chumulier boobu jullit ñi xam ne kon léegi seeni mbir àddina l'islam da koy régler mën na koo régler nga xam ne su ko mas a régler donc loolu ci giseen la boo xam ne bii dafa juddoo ci contexte boobu leneen li ci juddoo waaw leneen li ci juddoo mooy ñu wax ne léegi toroxtaam ngi bi ñu nekk ak dellu gannaaw bi ñu nekk ak dépendance bi ñu nekk loolu pour ñu génn ci il faut que ñu créer benn société boo xam ne dafay dëppoo société bi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam créé woon ci Médine muy la société idéale de Médine ñu ne léegi loolu c'est possible war nañu mën a nekk parce que yonent bi du deful dara pour le hasard donc yonent bu créer société organiser ko wutal ko constitution loolu mooy jullit ñi roy leen ci lii parce que yonent bi du def dara ci hasard donc jullit ñu bari d'accord ci ne kon nekkee mënees naa rééditer modèle sociétal bi nga xam ne la yonent moom la defoon loolu ci jamono boobu la tas ci àddina bi ñu ne lu tax loolu mën na possible parce que les bases doctrinales yi nga xam ne ci la yonent bi defaree woon loolu ces bases doctrinales sont intactes maanaam dara soppeewu ko ci maanaam dellukaay yi ci wàllu xalaat ci wàllu xam-xam ci wàllu tëralin dellukaay yooyu yi defaroon société de Médine mi ngi fi te dara soppeewu ko ci ndax alxuraan a ngi fi na mu meloon ba fa yonent bi nekkee noonu la mel ba tey da ci yonent bi doon delloo saaba yi da ci delloo noonu nañ ci mën a delloo te loolu itam sama borom moo ko garantir inna nahnu nazzalna zikra wa inna lahu lahafizun kon alxuraan a ngi fi di dellukaay alxuraan ku ne xam ne ne ñun fii lu ñuy wax suñu rapport ak alxuraan c'est une aberration suñu rapport ak alxuraan aberration la c'est-à-dire que bokk na ci li nga xam ne delloo na gannaaw jullit ñi mooy dégg ne alxuraan da nga cee war a booy inauguré dara wala booy inauguré sa kër gu bees wala bu nit gaañoo nga jàng ko fekk alxuraan du loolu wax dëgg yàlla alxuraan dafa ñëw pour defar société bi defar àddina bi defar diggante yi atti diggante yi ñu peggal ko rek ñu peggal ko loolu nag ba pare sunna si yonent bi sallallahu alayhi wasallam mi ngi fi jullit ñi won ci yitte gu day ne méthodologie d'authentification hadis yi méthode bu ko gën a scientifique gisuguma ko waaw gis nga histoire lu naqare kii la ñiy def recherche historique xam nañu ne histoire problème am mooy texte yi nga xam ne ci la ñuy war a delloo texte yooyu très souvent lu jafe c'est authentifié la moo tax jullit ñi teel a teg benn méthodologie boo xam ne bii dafay gëstuwaat waxi yonent bi ak jëfam seet la cay dëgg ak la ca dul dëgg ci sàgg ko ba moo indi muslim moo indi buxaari moo indi ñeneen ak ñeneen donc dellukaay yi en tant que alxuraan ak sunna Muhammad sallallahu alayhi wasallam dellukaay yaa ngi fi la alxuraan ak sunna mënoon defar démb mën na kaa defar tey loolu jullit ñi xam ko jullit ñi xam aussi li leen di noon yi di xase mooy seen diina ji dafa teg maanaam stagné comme nu ma ko war a stagné c'est-à-dire dafa du avancé ñu découvrir na déedéet l'islam kay ndeke mooy diina joo xam ne ji dafa am base fondamentale bu dul changé waaye am na jumtukaay bu ñuy wax ijtihaad boo xam ne bi jamono fu mën a toll l'islam day dëppoo ak moom donc loolu la ñuy wax plasticité la plasticité de la loi islamique te fekk fi mu nekk nii ñi ngi ñuy xase diine yépp dañuy topp jamono évoluer mais évolution yeneen diine yi ñu ngi ko tudde aggiornamento maanaam fexe ba dëppale diine ji ak jamono waaye diine bu ko mas a def
wàcce nga sa laltaay. l'islam ne man duma wàcc sama laltaay te jamono bu nekk dinaa ko jekku par l'ijtihaad. loolu itam jullit ñi xam ko. jullit ñi indi benn réponse ci ñetti mbir yoo xam ne yi ñoo sonal àddina mooy lu ñu tuddee le rationalisme outrancier te di anthropolatrie maanaam jël xel def ko source valeur te l'islam xel jumtukaay la ko def mais source valeur yi yàlla la. rationalisme problème la bu rëy la moo jur aussi benn école de pensée bu ñuy wax positivisme te mooy xel dañ koy utiliser mais doo ko utiliser ci lu loo mën a teg loxo ak loo mën a gis lu sens yi mën a yem ñu yemale kon gëstu ci li ma tuddee le réel inférieur parce que le réel inférieur mooy suñu àddina bi mooy le réel inférieur waaye dafa am lu ñu tuddee le réel supérieur mooy li imaan indi arkaanu imaan mooy gëm yàlla gëm alaaxira gëm malaayika yi gëm nangam positivisme nag moom yoram nekkul ci loolu te bu fekkoon ne xel dafa bëgg a àgg foofu itam day indi yëf yu doy waar loolu moo indi grec yeeg romain yi doon nañu def jéem a gëstu monde métaphysique may loo ci gis ay yàlla yu dul jeex la yàlla joo xam ne ji mooy toppatoo mbëggeel yàlla joo xam ne mooy guerre et cetera te boo demee ci yeneen panthéon yi itam loolu nga fay fekk waaye moo tax Garu di wax ne la foi ngëm c'est la raison sans frontière monde boobu xel du fa dem révélation rek moo fi nekk maanaam wax yu rek moo fa ñëw loolu itam jullit ñi xam ko moo indi itam scientisme dem ba gëm ne science mën naa régler àddina bi yépp waaye science di jur loo xam ne lii mu ngi lor àddina bi te bu ëllëgee itam moo koy faagaagal ndax la Montaigne waxoon moo valable mooy science sans conscience n'est que ruine de l'âme bari na ku contribuer ci science nga gis ci wàllu éthique li mu jur ci sa lalu ndee nga regretté ku mel ne Oppenheimer ci lalu ndee am la regretté lu tax mu doon participer ci bombe atomique ndax gisul njëriñ li pour doomu aadama donc loolu jullit ñi gis ne loolu léegi l'islam moo ko mën a régler réponse au défi du développement nga xam ne ñëpp moom la ñuy wax développement mais développement dëgg bu ñu ko dee seetlu ci taarix ci benn mbartal rek la am mooy diggante bi yonent bi mu fi nekk ak bi mu fi jógee ba ci empire abbasside foofu la développement dëgg am parce que dafa am benn équilibre bu amoon entre le domaine temporel et le domaine spirituel am na benn boom xam-xam bu ne soo génnee violence ci développement occidental dara du fa des défi beneen boo xam ne bi jullit ñi gis na l'islam mën na ko mooy défi crise de la décision waaw maanaam dogal yi ndax dogal bu fekkee ne xelum doomu aadama moo koy amal problème dana am ndax xelum doomu am ñaari ju ko tënk dafa am ñaari limite ñu ko waxee limite spatio-temporelle limitu temps ak limitu béréb lu sa xel ñaw sa jamono rek nga mën a xalaatal lu sa xel ñaw li ngay gis ak li ngay dégg rek nga mën a xalaatal loolu mooy limitu raison moo tax boo xalaatee benn mbir moo xam ne tey da nga koo dogal tey xalaat ba jàpp ne da nga ko war a dogal da nga koy dogal tey boo ko dogalee boo doxalee weer wala at nga gis ay sikk léegi-léeg ak safaanu la nga bëggoon sax waaye ëllëg moom
moo tax tubaab yi bi ñu xamee loolu dañu xewal beneen xam-xam bu bees bu ñu tuddee prospective mooy jéem a xool d'ici 30 ans d'ici 40 ans lan moo mën a xew ak ba nga xam ne nan la ñu war a def ba d'ici 30 ans 40 ans àddina bi mel nii waaye nag ci lañ lottee parce que loolu moom cëru yàlla la yaxlamu ma bayna aydihim wa ma xalfahum yàlla rek moo mën loolu donc défi boobu crise de la décision beneen défi bi bu may jeexale mooy le défi de la culture ni àddina bi mel diversité bi ci nekk ci langue yi ci ethnie yi ci race yi ban loi moo mën a boole yooyu yépp ñu nekk benn coexister ci jàmm l'islam rek moo ko mën ndax dafa indi benn seggukaay ndax mu ne inna xalaqnaakum min zakarin wa unsa wa jaxalnaakum shuuban wa xabaa'ira li taarafu inna akramakum indallahi atqaakum loolu mooy critère bi culture nit ñi moom foo leen mën a teg ci àddina foo leen mën a fekk ci àddina dañu am culture mooy dundiin gisiin doxaliin ak ay atte day wuute ndax fa ñuy nekk day wuute seen histoire day wuute seen melo day wuute seen xam-xam day wuute donc day wuute diversité bi dafa am mais lan moo mën a fexe ba yooyu yëpp mu boole leen mooy nga indi benn critère boo xam ne moom la ñuy tànnee culture bu nekk la ca baax ak la ca baaxul taqwallah donc l'islam loolu moo indi jullit ñi xam ne kon kat ndeke ñun ñoo yore caabi doxal àddina mu jaar yoon nga mën a yaakaar ngërëmu àddina ak ngërëmu àllaaxira saada tey ni l'islam a ko yore kon nag lu ñu jéggi feneen loolu moo indi li ñuy tax l'effervescence islamique des années 70 ci contexte boobu la aéroport gi doodee loolu lu jar a rappelé la waaw su ko defee fii Sénégal am na yu fi xewoon yoo xam ne yii quand même danañu ko wax parce que am na lu muy jur ci kanam lu ñu wax loo xam ne ñu bari réeri ko réere te fekk li ko jur Sénégal jamono boobu ci la session bi amoon ci UCM am UCM mooy mouvement réformiste bi njëkk a ñëw fii Sénégal dans les années 50 di indi beneen gisin ci l'islam boo xam ne bii dootu gisuñu tarixa rek mais gisinu àddina ne àddina politique l'islam a ko war a doxal moo am session ci année 78 ndax Senghor mbir mi metti woon na ko UCM dafa bañoon UCM di ko xeex ndax UCM bu mu juddoo moo jëkk laaj indépendance benn moo PIT bi ngeen di dégg tey boobu PIT mi ngi ci parti de gauche yi la mooy parti de gauche bu xam bu jëkk waaw en tout cas ñoom la woon ñoo amee Dansokho yi voilà ak UCM ñoo jëkk a demandé indépendance fii au nom de l'islam ba pare ñi animateur UCM jamono boobu ñu gën a jege Mamadou Dia histoire am dañ ko war a jàngat aussi waaw parce que Sénégal perte na lu bari ak Mamadou Dia alors léegi nag Senghor di xeex UCM fexe ba ruur ko ba tas ko maanaam def ko association buy collaborer ak le régime ci la jamaatu Ibaadu Rahmaan ci la juddoo ci session UCM la juddoo ñu créé ko en 1978 jamono boobu aussi ci la ay yëngutu yu amoon lu mel ne influence bu Iran amoon fii ñi ko gënoon a jëmmal ci jëf ak yëngutu mooy Ahmed Khalifa Niass day créé revue Allah Akbar ne day créé benn parti bu ñu tudd Hezbollah mai 1982 bi fi président Mitterrand ñëwee Ahmed Khalifa Niass bëri xam nga lakk na fi drapeau français fii ci ski bi bref li ma bëgg wax mooy Sénégal commencé yëngutu ci cadre l'islam moo am une presse islamique boo xam ne bi mi ngi commencé juddu boo xam ne bi mën nga ci dugal Walfadjri ñu bari xamuñu Walfadjri tur yi fan la jóge mais Walfadjri tur yi mi ngi jóge ci
offensive yi iraniens yi doon def contre Irak ñu ko tuddee ko Walfadjri 1 Walfadjri 2 ci la Lamine Niass jële tur Walfadjri ñu bari nag dañuy wax ne ci alxuraan la ko jëlee nii déet mais foofu la ko jëlee waaw en réalité étude islamique aussi bu El Hadj Cheikh Touré le musulman bu jamaatu Rabi Abdurahman commencé am donc li ma bëgg wax mooy contexte boobu contexte national et international boobu boo bëggee xam yu bari yu xew gannaaw gi par rapport ak retentissement bi mosquée nationale bi il faut nga dellu ji foofu. Alors dans les années 70 li daan am ci tangu koor wala sax lu génn koor ci jëm ci diine gannaaw gàmmu yi ay tafsir la woon loolu moo amoon tafsir ci jàkka yi dans les années 78 bu koor jotee li daan am dëgg mooy tafsir ci jàkka yi conférence amul woon wala rare conférence ñoo amoon ci ay HF rare conférence du woon aada fii en tout cas ci islam du woon aada dafa amoon mooy ay tafsir. Alors léegi nag bi fii commencé di am ay conférence muy lu bees ci l'islam dafa jur benn intérêt te li tax mu jur ko du rek parce que conférence la mais ci circonstances yi mu amee ñi ko amal ak ni ñu ko daan amale kon nag imaam ñëw na ci lu bare bari waaye def naa ne il faut ñu sànni ci ay tutkat imaam wax na ci jeunesse bi lan la c'est-à-dire li ma waxoon léegi ne intellectuel musulman yi nga xam ne dañoo waroon gannaaw l'islam en tout cas ci li jëm bokk ci àddina yaakaar na l'islam mënul loolu wala loolu du vocation ñoo commencé di dellusiwaat di gëstuwaat seen l'islam ñi nga tudd ñëpp ci lañ bokk ñoom docteur Daouda Diouf ak ñoom Pape Camara ak ñoom ñëpp ci lañ bokk parce que ñi daan nekk ay universitaire ba pare gëm l'islam bariwul woon amoon na nag ñu mel ne ay docteur Séreli moom ci jëkk ay universitaires yoo xam ne ñoom teel nañoo di défendre l'islam au sein de la fédération des étudiants africains en France mais bariwuñu woon parce que école française bi boo ci jaaree pour nga denc sa pas-pas comprendre l'islam c'est presque impossible ku yàlla baaxewul doo ci rëcc ndax école bi niñ ko concevoir la primaire ba université master doctorat benn usine la buy fabriquer waat nit ki bala muy dugg dañ koy tuddee input waaye su jaaree ci école bi ba pare bu génnee output lay tudd maanaam produit bu bees la loolu moo tax suñu intellectuels yi pour ñu gëm l'islam yaakaar ne mën naa defar àddina mën di développement c'est très difficile extrêmement difficile alors mais jullit ñi crise boobu amoon ci monde bi ba tax léegi ñu yaakaar ne kon kat l'islam mën a régler moo indi waat jullit ñu bari ne kon nag suñu diine ji kat dañ ko xolaat loolu ñi ngay wax nii ci lañ bokk ñoom Pape Camara ak ñoom ñëpp danaa leen citer léegi naa ci citer ñu bari léegi mais ñooñu ci man ne ma comprendre imam xëy na ci date yi ñooñu ñoo formé woon GRI le groupe de réflexion islamique waaw di indi ñoom Matar Dieng mais surtout El Hadj Cheikh Touré muy di leen waxtaanal ci la famille musulmane d'ailleurs étude islamique bi muy wax li ko brochure yi ci ko njëkk a jëkk mooy brochure yoo xam ne ci famille musulmane la doon wax ci anam boo xam ne bii francisants yi xamuñu ko woon mu nekk lu intéressant ñu gis ne lii warul yem fii warul parce que kër lañ ko daan defee voilà mais ñu ne lii warul yem fii nañ ko génnee ñëpp jëriñu ci moo tax ñu indi ko fii commencé ko di ko def ay conférence ci jamonoy koor alors loolu bi mu amee
alors thèmes yi nga xam ne moom la ñu doon traité fii vraiment am na yu ma ci sélectionné yoo xam ne pour wane rek diversité bi nga xam ne muy langage bu bees ci l'islam fii dañ fi doon traité tous les domaines du savoir traité nañ ko fii moo xam politique la moo xam économie la moo xam droit la moo xam social la am na ay ak thèmes yi nga xam ne c'est des thèmes proprement religieux mën naa ci citer thème mu développement nu ko l'islam gisee thème mu la république lan mooy république l'islam nan na ko l'islam gisee lan mooy état islamique lan mooy le droit de la famille le code de la famille jàng nañ ko fi def nañ fi table ronde bu rëy fii xëy naa ci dellu siwaat la laïcité mooy lan l'économie islamique mooy lan la place de la famille dans l'islam le droit successoral le travail dans l'islam la question palestinienne le sionisme international la franc-maçonnerie lan mooy tawhid lan mooy unité des musulmans la solidarité musulmane le djihad la paix et ses exigences islamiques politiques les relations humaines à la lumière du Coran bref la convention de Médine l'extrémisme violent les rapports chiites sunnites agressions culturelles yi les médias les jeunes et l'islam le rapport foi et raison les sciences vues par l'islam face aux idéologies contemporaines l'islam et la bonne gouvernance le mouvement islamique au Sénégal et dans le monde le rôle de la mosquée les daara versus la case des tout-petits la place de la sunna dans la vie du musulman l'islam face à la diversité des cultures les violences conjugales le point de vue de l'islam sur l'art gis ngeen amul benn domaine boo xam ne bi abordé wuñ ko fii ci kii bi benn domaine kon mën nañ noonu kon mbokk yi doon na waxtaan yi nga xam ne moom lañ fi doon waxtaan wax dëgg yàlla amul benn thème boo xam ne bii waxuma la jullit mais nit yëtte woon na ko te waxtaane wuñ ko fii amul ndax bu njëkk sax conférence yi nit ñi jël nañ ko jël boo xam ne comme ni ko imaam waxee ñiy jóge ci bitti Dakar ñu ëpp ñi nekk ñu jóge Dakar ndax bu weeru koor wi teroo rek ñëpp seen xel ci conférence aéroport lay nekk te loolu ñi nga xam ne ñoo doon organiser mbir mi ci lañu maanaam ci succès boobu qualité ñi nga xam ne ñoo doon organiser mbir mi ci la c'est-à-dire que ñooñu vraiment yal na leen yàlla fay li ñu investir fii ci sonn ci mooy noyau bu gris boobu ma doon wax ñooñu ak les cadres de l'ASECNA ñu beral ci loxo Dun Njaay macha allah imaam dañuy far di waxtaan moom quoi mu dema wax personnalité am waaw nit ku am personnalité la woon macha allah mat njiit maître Fadilou Diop waaw bon imam duma ko tudd parce que moom mi ngi fi toujours dernier débat bon xale waaw enfin en tout cas apporter nga sa contribution parce que ñu bari itam bu ñu la xamee fii lañ la xamee waaye bu ñu xamee fii ci yow lañ jaar ba xam ko waaw ça loolu tamit nañ ko wax ku ci joué rôle bu rëy docteur Daouda Diouf gis nga docteur Daouda Diouf li mu daan def bu conférence yi jegesee dafay def article la daan def yóbbu ko Soleil yóbbu ko rajo
ñu joxe thème yi ba pare def commentaire ci thème yi loolu bokk na ci li daan pousse nit ñi ñuy ñëw si. waaw moom Doudou Niang voilà. y avait l'ingénieur hydrologien Ousmane Fall waaw ci ñi daan organiser mbir mi sonn ci. Grand Diop grand notable lébu intellectuel bu am xam-xam Pape Camara Imam Dia ñu ko daan organiser waaw ñu bari xëy na du ma tudd seen tur mais ñii moom mën na leen a tudd ñu représenté ñeneen yi mais ñooñu seen investissement ci mbir mi taxoon na mbir mi am succès yaatu parrain yi nag li ma leen tudde parrain parce que aéroport dafa amoon ndey aussi te sëñ Abdoul Aziz yal na ko yàlla yërëm te xaru ko àjjana yokk leeram sëñ Muntaga Taal ñooñu dañ daan défendre aéroport parce que aéroport ñi mu dérangé woon dafa bari te ñoom dañ ko daan défendre donc loolu itam bokk na ci li assuré woon succès wu fii alors intellectuels yi bon benn particularité aéroport aussi jamono boobu mooy te mu réussir def la jonction entre intellectuel de formation musulmane arabe ak intellectuel de formation française ñaari type d'intellectuel yooyu dañ daan coexister mais séparé ku nekk yaa ngi sa gisin sa doxalin say béréb say voilà sa gisin bokkuñu amuñu woon ay rapport loolu ci li aéroport réussir ci la bokk maanaam boole intellectuel yi xam ne jóge ci horizon yépp francophone scientifique monde francophone ak les arabisants mu dajale leen fii su ma leen liiree rek yenn tur yi ma ci retenir nga xam li ma la wax Abdoul Aziz Touré oustaz imam Abdoul Aziz Touré bu Fass Serigne Maodo Sy def na fi conférence ci franc-maçonnerie Maodo Touré IFAN waa Fass Touré moom tam def na fi ay conférence oustaz Makhtar Seck def na fi ay conférence Amadou Bamba Ndiaye plusieurs fois docteur Pape Camara Abdou Latif Gueye oustaz Babou oustaz Ibrahima Khalil Lo oustaz Sidi Ghali Lo imam Seybata Amdi Diouf El Hadj Cheikh Touré damay cité ni rek en vrac rek oustaz Barham Diop oustaz Cheikh Tidiane Gaye imam Malick Ndiaye oustaz Alioune Gueye docteur Makhtar Diouf professeur Makhtar Diouf économiste Iba Der Thiam Baytir Lay Sène Geladio Ka Cheikh Ousmane Mbow oustaz Lamine Fall imam Assane Seck bii imam Youssouf Ka oustaz Amadi Koulibaly oustaz Ahmed Dame Ndiaye ñooñu ñëpp fi lañ daan daje imam Fadilou Tall ñoom ñëpp ku nekk def na fi conférence deuxième vague bi Alioune Sall imam Kanté imam Alioune Ndaw Makhtar Kébé Ahmed Loum Samb oustaz Moussa Fall Cheikh Tidiane Fall ñooñu ñëpp def nañ fi conférence ñi mooy deuxième vague bi dinaa ci gën a tudd Ibrahima Khalil Lo parce que man damay suivre conférence ba 88 ci laa dem jàngi à l'étranger bi ma dellu si en 94 ma ne conférence aéroport daal jaratuma di ci dem parce que xam naa ne dootuñu fa traité daal lu bees xam naa ne lañ fa traité moom duñ fa traité lu bees mais na ko xaw a tàyyel waaye daal ma ne waaye naa dem rek comme de façon man defuma fi naa dem rek ci laay door a jëkk a gis Ibrahima Khalil Lo
waaye keroog dama ne bu ma ñëwoon ci conférence bi musibaam waaw ndaxte wax dëgg yàlla Ibrahima Khalil macha allah ni mu maîtriser alxuraan ak ni mu rafete ay misaal bariwul ci wootekat yi ku mel noonu bariwul donc fii moo ko révélé fii aéroport ko révélé aéroport bari na ñu mu révélé nga xam ne ñu kenn xamulee noonu waaye bu ñu fi jaaree ci lañ nit ñi xam loolu fa léegi ma wax ko jigéen ñi bàyyiwuñu leen gannaaw aussi am na itam daanañu invité ay journalistes c'est-à-dire fii te mbooloo loon moo xam ne dafa ubbeeku mën nga koo ragal mën nga koo ñeme ñu bari ragaloon nañu def fi conférence ndax dafa doon bureau bi la boo xam ne boo defee conférence ba pare fii lañu teg micro bi boroom xam-xam yi boo fi waxee loo war a wax moom bu soobee yàlla doo ko waaw parce que c'était ouvert moom mën ngaa ñëw wax la la neex waaye nag boo paree day gars yi daañu kii de waaw am na benn waay bu ñu daan yaa ngi fàttaliku benn waay bu ñu daan tagg fenn nan na fi ñëw na fi yaa ngi fàttaliku ba nga programmé ko waaye keroog gisul biti yoo xam ne gisul biti waaw dellu suuf fi ba dellu suuf fii waaw invité nañ fi ay journaliste maa ngi fàttaliku Alioune Ndiaye Latif Coulibaly ñëw na fii conférence am nañ ay leader de la société civile comme ay Massokhna Kane comme Mohamed Mbodj ñoom ñëpp ñëw nañ fi def fi conférence jigéen ñi bu ñu fàtte Maam Diarra Niang Rabiatou Cissé Rokhaya Souleymane Gueye waaw kii Dieng Marietou Marietou Aïcha Diagne soxna Ndeye Fatou Fall ñoom itam jigéen ñi ñëw nañ fi def ay conférence yu am solo fii ci béréb bi ci béréb bi am na ay kuréel yu fi juddoo foo ñu xam loolu li tax nag à un moment donné conférence yi saf dafa am lu xewoon aussi loo xam ne lii kuréel yu juddu ma cité ci le collectif d'association islamique bu ko moom xam nañ ko collectif bi moom mooy ñi nga xam ne ñoo mujj ñëw jàppale ACM ci conférence yi ay Ibadou Rahman ay Falah ay OAI ay MUT yooyu yëpp collectif ba tey mi ngi fi collectif baa ngi fi xëy na lu jar a dundalaat la mais mi ngi fi ba tey kooku fii la juddoo mu boole ay organisation yu wuute 20 associations yoo xam ne yi bu ay tayaar yu bari la ci gise mais fi la Gipralis juddoo Gipralis xam ne Mohamed Niang moo ko doon coordonné di la ñoom Pape Djibril Sakho nekkoon man bi ci laa bokkoon Imam Mbaye ci la bokkoon Gipralis mooy groupe d'initiative pour le référendum sur l'application de la loi islamique au Sénégal ñu ngi ko créé en octobre 2000 mais fii lañ ko créé ci kuréel yu juddoo ci béréb bi ci la bokk nga xam ne dafa joxoon ndolam récolter 1 million de signatures pour obtenir révision constitutionnelle pour ñu dindi laïcité ci constitution sénégalaise defoon nañu bindoon nañu lettre Abdoulaye Wade pour demander ko pour su accéder au pouvoir mu dindi ko d'ailleurs Abdoulaye dugaloon na ko ci programme gannaaw gi la ko ci génne. dindi na laïcité bi après dugalaat. waaw alors beneen kuréel bu fi jotee mooy CERID fii la juddoo muy cercle d'études et de recherche islam et développement CERID itam li ko juróon mooy jamono bi l'islam bi yëngutoo ci àddina bi comme ni ma ko waxee ci njëlbeen ba pare yëngutu Sénégal franc-maçon yi dañu jóg pour contrer ko ñu def ay articles yu bari dans le soleil wax ne l'islam day delloo gannaaw du promouvoir développement day delloo gannaaw développement loolu merloo intellectuel musulman yu bari ñu ne lii duñ ko seetaan il faut ñu def réaction ci loolu ci la ñu créé CERID muy groupe boobu nga xam ne moo dajale intellectuel yu bari yoo tudd fii ñoom docteur Daouda Diouf ñoom Fadilou Diop ñoom El Kaba Touré Iba Der Thiam ak et cetera ñun ñu bokkoon nañu CERID man bokkoon naa ci CERID ak Bamba Ndiaye nga xam ne créé woon nañu benn journal sax bu ñu tuddee islam et développement benn bulletin islam et développement
mujj ñu am siège centre bi mi ngi fi Cervola c'est centre bu mag la Fadilou Diop moo ko njëkk a jiite bi mu fi jógee la ko Ibrahima ba xam Diop jiite bon mujj na xamatuma finalement kan moo ko yor bi ñu fi jógee ñooñu mais Serigne daal foofu la juddoo woon muy Serigne nag ñu bari xamuñu histoire am mais lu jar a xam la parce que Serigne bi mu juddoo yëngal na gouvernement bi tiital na sax gouvernement bi laay wax parce que comme fii la juddoo te fii doon bërëb boo xam ne bi jullit ñépp seen ralliement fii la tey intellectuels yoo xam ne yii l'islam international waaye c'est des intellectuels yoo xam ne ñu leen formé ci fi ñu formé ñu yore réew mi tiitaloon na leen bu baax tiitaloon na Abdou Diouf bu baax a baax da caa jëm ay pexe loolu nag am na secret yoo xam ne jarul wax waaye man sama démission ci Serigne ak Bamba Ndiaye foofu la jóge waaw parce que ñun dafa amoon ñaari tendance ci biir comme benn tendance boo xam dafa ne dañ koy def rek benn groupe d'élite intellectuelle boo xam ne bii ak c'est day xalaat nangam ñun ñu gis bi ñu bokkee ci Serigne dañu gis ay groupe jullit yuy bind depuis ay ñi Saint-Louis ñi fi di bind di wax ne ñoo ngi leen di appuyer ñu ne leen ñun li ñu gis mooy Serigne warul nekk benn histoire d'élite dafa war a nekk benn groupe boo xam ne bi dafay cristalliser opinion sénégalais yi ba pare agir sur le plan politique loolu dañ cee coow li bari woon na ba dañ cee def mujj def benn journée d'étude institut islamique bon am na daal yoo xam ne de su ko wax waaye daal xam nañ ne Senghor dugal pas Abdou Diouf dugal na ci loxoom ba ñun guddi googu la ñu démissionné man ak Bamba Ndiaye génn ci Serigne waaw am na yoo xam ne yi secret la waaw donc Serigne fi la juddoo Surkof fi la juddoo Surkof moo doon nu ñu ko tuddee tax comité wala di code voilà parce que fii dañu fee jël code bi étudier ko de fond en comble fii boole ay magistrat ñoom la Ndiaye nu autorité l'avocat la Ndiaye maa ngi fàtte turam non Ndiaye était très actif ci kii bi ak amoon ay juristes yu bari yoo xam ne ju taabaroon boobu ñoo ko boofu sëñ Abdou Aziz fi la nekkoon de keroog la sëñ Abdou Aziz wax ne ndeke ñun dañoo jël buum yow ko suñu baat yi jëmale ñu safara keroog la ko wax fii waaw bi gars yi waxee code de la famille dëgg-dëgg wax décortiquer ko wane lan nay kii keroog sëñ Abdou Aziz loolu la wax fii loolu nag fi lañu juddoo bon loolu lu am solo la parce que di xalaat rek di dajji te proposé woo dara jaaduwul ñu ne nag kon dañoo war a jëm a set benn luj na boo xam ne dafay réfléchir ci proposer benn code boo xam ne day dëppoo ak l'islam ci la ñu créé Surkof bi Imam Mbaye Niang mi joué na ci rôle bu rëy moo ko doon coordonné am na Imam Babacar Niang maître Babacar Niang moom dafa ne woon xam nga Babacar Niang tendance gauchiste la woon nekkoon na ak kii avec Cheikh Anta mujj mu créé PLP mais gannaaw gi dafa bàyyi yooyu yëpp ne moom daal léegi yooyu doo intéressé ko politique bàyyi na ko mais keroog bi ñu ko fekkee këram proposé ko ne ko dañu bëgg a def benn groupe boo xam ne day réfléchir ci benn code de la famille pour bu dëppoo jullit ñi keroog dafa ne dama ne woon dootuma yëngutu mais lii moom farata laa ko def nga xam ne réunion yëpp rek ci këram lañu ko doon defee waaw moo amoon ay ñoo xam ne ñi seen xam-xam ngi jëm ci droit positif am ñoo xam ne ñi charia comme ñoom Diouf kii Diouf ay nga fàtte le professeur université boobu Seydou Diouf voilà ñu mel noonu ak ñoom docteur Khadim Mbacké ñoom ñoo nekkoon liggéey bu rafet boole ko dem ci kër sëriñ sépp gaaral leen ko sëriñ Touba ñoom dañoo def mu jël sax benn commission pour étudier ko ñoom seen bopp ba ñëpp d'accord ne code bi moo dëppook l'islam ñu demandé ñu créé beneen commission boo xam ne bii sëñ Abdou Aziz junior moo jiite woon ñu daan daje fii ci institut islamique demandé ne dañu bëgg a daje
Abdou Diouf kii Abdoulaye Wade pour mu jox ñu audience pour ñu waxtaan ak moom ci code bi non seulement Abdoulaye Wade nanguwu leen jox audience mais daal dem ba Japon muy door a tontu mu ne voilà code bi ancien politicien yooyu ay politiciens ñoo nekk ci gannaaw daal di accuser Babacar Niang ne moom moo nekk ci gannaaw et cetera pour waaw bëgg bundu xatal kii bi nangam yooyu tamit histoire daf ko war a retenir waaw code bi imam fexe na ba déposer ko bureau de l'Assemblée nationale. voilà donc yàlla def na ñu dugal ko bureau de l'Assemblée nationale mais xam nga rek ñu denc ko ci tiroir yi ma nga fa ba léegi boobu ak léegi ñaata at la 2010 ba tey la 2022 waaw même mooy loolu nañ ko versé ci nga xam ne les causes yoo xam ne yi faut pas que mu nekk des causes perdues war nañu seet ay pexe parce que code de la famille lu sacré la lu organiser famille tey famille yi gis ngeen famille yi tey ñu mel boo demee tribunal la fa ëpp ci ñu ñëw ay divorce ay divorce lañ fay indi droit successoral fii la masoon na kan toog wax ne woo naa samay doom nee naa leen boo fi jógee ngir yàlla bu leen dem mukk ci tribunal di fa def affaire di wax affaire héritage ngeen ko réglé ni ko charia bëggee wax na ko fii ci conférence waaw donc loolu lu jar a wax la mais am na beneen bu fi juddoo boo xam ne bi MRDS mën naa wax ne fii la juddoo parce que fii la ñu toog lépp loo xam ne li jëm ci état la waxtaane nañ ko fii won li bon ci état boo xam ne bii laïcité moo koy diriger ak li baax ci état boo xam ne bii état islamique la wax nañ ko fii moo tax ñi nga xam ne ñoo nekkoon à la base création MRDS dañu wax ne jaaduwul ñu wax ko fii ba rafetlu ko ba pare te jéemuñ ci dara man daanaa wax ci raison bi ma tax ma duggul ci MRDS daa wax ne li ma gis depuis 79 bi conférence yi commencé ba muy jeex li ma fi gis ci ay nit ñoo xam ne ñii nee nañu alxuraan lañu gëm ak sunna charia lañu gëm ñooñu bu ñu ànd ci benn parti xajuñu ci benn parti au Sénégal daanaa ko wax bokk na ci li ma dugaloon MRDS waaye nag ba nu ko créé la problème yu commencé loolu tam mën na sa def conférence daanaka ñi ko gën a xeex mooy ay jullit waxuma la ay jullit kese waaye jullit yi daa toog fii di ko wax waaw lu doy waar mooy lu doy waar waaw lu doy waar am na ñu daan def wër di conférence sax ci dëkk bi naan bañ a franc-maçon la kenn mu waaw lu doy waar la islam léeg-léeg da ngay tu te poses léeg-léeg waaw léegi nag li may terminer mooy li ma tuddee le rapport au pouvoir maanaam islam aéroport déjà imam wax na fi léegi problème yi mu amoon ak pouvoir Senghor gis nga Senghor il faut ñu xam aussi ne Senghor léeg-léeg ñu présenté ñu ko wax ne dafa nekk démocrate moo tax mu démissionné ci pouvoir bi loolu du dëgg Senghor l'islam a ko fi dàq waaw il faut ñu xam loolu il faut ñu xam ne l'islam a ko fi dàq parce que Senghor français yi jamonoy aéroport fii le service secret France daw fi jóg man demoon naa ba xam sax benn espion français bu fi daan ñëw di seeti Bamba Ndiaye di ma seet si demoon na ba xam loolu am ñuy wax ne deuxième révolution islamique au monde Sénégal lay am na fi benn conférence boo xam ne conférence bi ngay wax ne ci la Abdou Diouf joxoon ordre pour car yi bañ fi jaar keroog fii la Grand Diop toog na ma révolution bi commencé na waaw Grand Diop yàlla na ko yàlla yërëm waaw fii la ma toog waaw parce que boobu fii kenn xaju fi am ñu naan bu ñu fi nañ dem palais fii ci kii bi waaw bon mu dajeeg contexte international bi révolution iranienne comme ni ko wax retentissement bi mu amoon mais en même temps mu dajeeg sëñ Abdou Lahad mu tàng jër par rapport ak Senghor Dakar xaw ma yéen a ngi koy fàttali ku guddi gu nekk quartier bu nekk la mooy jeune mouride yi
quartier boo dem ñi ngi sikkar guddi dañuy fanaane sikkar ci contexte boobu la français yi ne Senghor demal jóge fii parce que bi boo fi jógal léegi ñuy dem révolution loolu moo indi demu Senghor de bu nax kenn laa mas a gis mu def analyse boobu muy Moustapha Cissé ambassadeur Senghor dem ñu jël Abdou Diouf teg ko fi pour wan leen ne jullit moo fi nekk léegi kon nag coow lu jaratu ko jullit a fi nekk yéen a ngi fàttaliku ci loolu la demee woon Jeddah ñu def conférence ci Taïf ñu def ko porte-parole des musulmans du monde mu tontu buur bi ñu tudde ko l'homme de Taïf ubbil ko Kaaba gi yéen koy fàttaliku loolu lépp dañ ko doon seeral Sénégal yi wan leen seen yëngatu bi jaratu ko léegi jullit ngeen yore l'homme de Taïf mu dugal waaw mi ngo loolu lu jar a bàyyi xel la lu jar a xam la gannaaw gi Abdou Diouf mas na fi wax ne bi mu sonne ba sonn tubaab bi sonal ko di ko laaj yow looy réaction réew mi ni mu mel nii yaa ngi fàttali conférence bi mu defoon wax ne conférence de presse bi mu defoon wax ne le Sénégal ne sera jamais une république islamique yéen a koy fàttali waaw booba def nañu pression ci moom trop wan ko ne ko yow yaa ngi seetaan waaye fii sa réew mi ci l'islam la jëm tubaab yi sonal ko ci lool mu obligé def déclaration boobu ne le Sénégal ne sera jamais une république islamique loolu daal laa ki woon ci xalaat yu ma xalaatoon Ndoye yal na yàlla jàppale parce que gis naa ne yaa ngi sonn ci mbir mi fii waaye dëgg-dëgg bu fekkoon na jullit ñi am nañu yëtte bi nga xam ne moom la jullit war a am conférence yi defee ci réew mi nga xam ne ci bari ñii archivé nañ ko waa ñoom Ndoye mi archivé nañ ko conférence yu bari def archivé nañ ko su ñu amoon yitte mën nañ def benn luñ na boo xam ne bi conférence yooyu ku ko traduire ay li téere ngay am bibliothèque ngay am waaye malheureusement ñàkk yitte bi mooy li ñu dal waaw en tout cas mbokk yi alhamdulilah mën ñu gën a gërëm nañ parce que archivé nañ lépp conférence yëpp am na moderniser ngeen ko archivage loolu moom ku amoon yitte toog traduire ko vraiment nekk na benn kii boo xam ne bi mën na nekk sax programme université waaw loolu daal lu jar a wax la léegi nag lu tax aéroport mel nii boo imaam am na lu mu ci wax bon lu tax mu mel nii parce que lu nekk dafay am léeg-léeg lu ñu wax juddu am apogée am déclin loolu dafay am ci mbir mu ne loolu moom yàlla bind na ko ci nit ñi bind ko ci société bind ko ci civilisation yi donc c'est pas étonnant bon contexte bi aussi joué na ci parce que jamono bi nga xam ne fii xumboon na boobu tax sur le plan politique benn parti amul woon solo ba avec Senghor ku ne xam ne c'était le parti unifié moom la ko daan tuddee amoon na à la fin defoon na lu ñuy wax les 4 courants mu ne may na yenn parti yu ñu am Abdoulaye Wade dafa jëkk créé parti en 1974 tudde ko parti de contribution donc sur le champ politique il y avait un vide donc fii la nit ñi daan daje c'est-à-dire l'islam moo doon représenter véritablement la véritable opposition à l'époque bon loolu nag bi ñu defee ouverture démocratique bi Abdou Diouf ne ku dem ku mën a nodd parti yi waat créé et cetera bon ñu bari delluwaat ci milité ci yenn parti bon boole conférence yi nga xam ne dafa mujj law mais te loolu itam dëgg la conférence yu bari fii lañ juddoo mais wujjee itam dugg na ci wujjee dugg na ci te maa ngi fàttaliku Mamadou Bamba Ndiaye Ahmed Bamba Ndiaye yàlla ko yàlla yërëm mas ci conférence yi mujj def fii dafa waxoon ne mi ngi ñaan at moomu organisation islamique yépp ñu bàyyi seen conférence yi te ñëw fii ci kii bi maa ngi fàttaliku mu koy jàpp waaw waaye loolu daal bokk na ci li nga xam ne kii na bon li ñu mën a wax itam mooy mouvement salafiste bi te am na lu mu ci joué loo xam ne lii lu jara gëstuwaat la waaye xam naa ne daal élan bi dynamique bi aéroport amoon bi mu ñëwee am na lu mu ci joué
loo xam ne lii xaw naa wàññi emprise bi fii gannaaw bi mujj na boobu ba aéroport léegi li ñu koy doyee gannaaw conférence yi nga xam ne peut-être léegi keetul noonu mooy léeg-léeg organisation bu jóg di xeex ci wàllu société civile ci wàllu islam boo amee tëlee béréb fii nga koy indi lu mel ne ay sàmm jikko ci ànd sàmm jikko yeeg yu mel noonu fii la ñu koy indi mbokk yi daal lii laa dajale woon tey ci waxtaan maa ngi leen di gërëm ci déglu bi asalaamaaleykum wa rahmatullah. xayran docteur oustaz Momar Kane ñu ngi rafetlu bu baax a baax ni nga traité thème bi une démarche véritablement scientifique ndax wax nga lépp surtout côté bi nga mujjee ci yi nga xamante ni bii tax na ba aéroport ñu jàpp ni mu mel nii loolu bokk na ci li tax mu mel noonu c'est-à-dire ay courant yu bare bari yoo xamante ni bii fi la juddoo ca contrôle ko mais dañu nekkoon ay aile pour continuer liggéeyam lu mel ni Gipralis lu mel ni Sircops ak lu mel ni Sérit ak MRDS bon mais am na ay courant yu fi nekkoon itam yoo xam ne fii la nekk bokk ci doon jàpp liggéey bi mais mujj créer yeneen tendance yoo xamante ni bii dafa mel ni lu opposé wu ak aéroport loolu aussi bokk nañ fi ko affaiblir bon ak ñoo xam ne ñoom bokkuñu fi woon mais ay courant yu bees yu ñëw fii lan yoo xam ni bi ñu juddoo ak lan doon liggéey itam bokk na ci li tax doole aéroport wàññeeku am naa yaakaar ni étude mënul weesu ci wàllu scientifique domaine ni nga wax ni waaw kon ñu ngi lay remercier ci richesse su ce développement am na yu bari yoo xamante ni bii man fàtte woon naa ko fàttali nga ma ko am na yoo xamante ni bii aussi ñun ñëpp ci wàllu contexte bi ni mu ko étudier c'est vraiment c'était ça la réalité voilà macha allah donc li mu terminé nag am na yaakaar ni Sidi du yomb waaye na nekk chantier pour yéen ca mooy ñu fexe ba li ñu fi def ci ay conférences yëpp ñu exploité ko te dina amal njariñ trop génération yi di ñëw parce que fii université la woon waaw man mën naa wax ni fii laa formé woo waaw bare bari fii laa formé woo parce que qualité thème yi ak comme ni mu ko waxee ci domaine yëpp nga di ko déglu bon nga bëgg ak nga bañ dina mujj gi affaire bi am influence ci yow kon macha allah na nekk chantier comme ni mu ko waxee comme ba léegi am na ñu fi nekkoon ay acteurs depuis le début baax na yéen ngeen jël initiative dem contacter leen ku mel ni El Hadj Ndiaye ma ngi fi ñoom Alassane Niang sëñ bee di wax noonu moom sëñ Ousmane Talmé waaw moom dama koy wax ni ko yow xéewlu yàlla nga am depuis presque plus de 40 ans day nodd moo doon nodd fii bokk ni ñi fi njëkk a nodd waaw ba ñu dem fële Mamel muy nodd loolu ñu ko yàlla may bariwul n'est-ce pas yombul il est fidèle aux conférences comme ni nga ko waxee donc baax na ngeen dem déglu ñii ak El Hadj Rawane Diop Alamdu Seck bon ngeen déglu leen ñu wax ak yéen ngeen dem ci jigéen ñi ku mel ni soxna Aji Binta Ndiaye Umu Ndiaye ku ci nekk ngeen def ay interview garder ko di ngeen ko soxla ji waaw insha allah waaw kon maa ngi jox al oustaz al imam Hassan Seck moom itam moom ci génération témoin yi la bokk